bu dee abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonner nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees. Assemblée nationale bu nekk amoon na njëriñ waaye bii ñu jëm en 2023 dañ faa war a waxtaane loo xamante ni dara ëpp ko solo ci fi ñu jaar yëpp waaye ku ndóbin rey sa maam nag boo gisee lu ñuul daw dañoo amoon or. ñoo ngi ko génne woon maa ngi koy fàttali démb ci benn émission ñoo ngi ko génne woon bi fi Habib Thiam nekkee premier ministre or boobu am na sax leneen lu ci nekk mooy li ñuy wax argent blanc bi maanaam xaalis mooy li ñuy defaree suñu jaaro yi ngay gis xaalis boobu tey fii lañ koy jëlee yóbbu ko ba Suisse extraire ko mu jaar Turquie sunu bijoutier yi sunu tëgg yi dem di ko jënd foofu daanaka kilo bi ñoo ngi koy jënd lu toll ci 539 000 francs fay billet d'avion fay hôtel ba pare fay ko alors que yow matière première bi ci sa dëkk lañ ko jëlee or bi c'est la même chose phosphate bi c'est la même chose zircon bi c'est la même chose fer bi c'est la même chose ciment bi fi ñu koy jëlee c'est la même chose mais ñun mënuñoo gis loolu yëpp nag jaar fi ba pare géej gi aussi c'est la même chose sunu les côtes les plus poissonneuses pendant longtemps dañ ko jaay donc loolu yëpp tamit mënoo ko gis ba pare nga ne léegi sama xel daal dinaa dem tëdd jàpp sama njàmbur pétrole bi ak gaz bi dinañ koo jaarale ci yoon non comme lële jaarul woon ci yoon sénégalais yi xamuñu ci dara génnewu leen ci ndóol mais il est évident que tey soxla nañ taxawaay bu mat sëkk ba nga xamante ni lee fa mu jaaroon lii du fa jaar ba nga xamante ni dootuñu jëlati di yóbbu mais dañuy transformer ci sunu réew industrialiser sunu réew parce que loolu rek moo mën a tax ñu créer ay école de formation yu am solo yu jëm ci wàllu or bi yu jëm ci wàllu phosphate bi yu jëm ci wàllu zircon bi yu jëm ci wàllu pétrole bi ak ci gaz bi ba nga xamante ni suñu ndawu Sénégal ku ci génnee ndar fii warul woon a am kenn koo xam da ngay jël gaal di dem émigration clandestine parce que li leen yàlla defal ci sutura ci xéewal yi mu leen defal mu nekk dëkk boo xam àdduna bi yëpp dañ ñu ko ñeewee dëkk boobu nag mérito wul woon tey jii salté bii nga fi gis fii ñu jaar nii tableau waalo jaar biir Pikine liñ fi gis ci problème mu assainissement te tawagut imaginer léegi bu tawee donc pour man loolu c'est honteux kersa la cela veut dire que ñii ñu fal ñi ñu tànn muy maire bi nga xamante ni moom la ñu falaat xawmal tax sax ñu falaat ko ak député yi nga xamante ni moom la ñu fal depuis 2017 je pense que ne defuñu seen liggéey te tey ndar war nañ leen a teg fi ñeneen ñun nag pour sunu diggante ak ndar cofeel gu ñu am ci moom la booba ba tey xam ne ndar waa ndar rek moomuñu ko Sénégal yëpp ko bokk Afrique yëpp ko bokk c'est un bijou boo xamante ni sunu borom moom moo ñu ko defal te ñu dëkk ndar ñu bañ a dëkk ndar bés bu ñu demee fépp fu ñuy ñaxtool pour ndar jëm kanam ñun dinañ compter ci ñun Pape Djibril Fall ak la coalition les serviteurs MPR. Le président de la République ci biir campagne électorale dafi ñëwee di def ay série d'inauguration ak ay lancement de travaux noo ko jàngatee. xam nga Macky dafa xàmmeewul jamonoy politique ak jamonoy liggéey moom politique bi la war a wàññi parce que day fausser le jeu yoonam nekkul ci élection législative bi dañuy natt député yi ndax seen liggéey mat na wala matul moom président de la République la c'est le chef de l'exécutif donc lii dañuy natt ñi nga xamante ni bu ñu nax askan bi askanu Ndar askanu Sénégal li ñu leen di laaj mooy ndax député yi ngeen faloon depuis 30 juillet 2017 ndax ñooñu taxawal nañ wala taxawuñ luñ leen ndax ñoom saagante ak xastante ak dóorante lañ nekk assemblée nationale wala ndax dégg ngeen ñu liggéeyal leen waa Ndar xam nañ ne député Ndar liggéeyu luñ leen waa Sénégal it xam nañ ne législature bi ñi fi jàll am na ay benn yu liggéeyal Sénégal waaye lu ëpp ci ñoom liggéeyu luñ Sénégal lañ fa nekkee woon man maay député diw kenn ñaxtul ndaw ñi nga xamante ni aujourd'hui seen yaakaar dafa tas jigéen ñi nga xamante ni li ma benn soxna ne benn jigéen lalam froissetul ndax amatuñu jàmm léegi sa doom bu jàngee du am diplôme wala bu amee diplôme du am liggéey mais loolu kenn déggul assemblée nationale kan moo dégg assemblée nationale wax ci wàllu napp gi ci wàllu mbay mi ci wàllu càmm gi ci wàllu numérique ci wàllu innovation technologique ci wàllu entrepreneuriat déglu nañ leen ci ba ci njàng mi déglu nañ leen ba sonn dégguñu leen ci mais kon wax dëgg yàlla bu ñu tollee fii nga xamante ni dañoo war a tànnaat yeesal su boobaa président de la république li ñu koy wax mooy mu toog gérer yeneen dossiers yu gën a am solo yooyu te bàyyi sénégalais yi tànn ñii nga xamante ni dañ leen yóbbu assemblée nationale ñu yeesalaat ndax dañuy yeesalaat seen kóolute ci ñoom wala ndax dañuy tànn ñeneen ñoo xamante ni dañu mel ni la coalition les serviteurs MPR te tey jii jàpp nañ ne le choix c'est le choix le plus facile au monde mooy que ne ñi fa nekkoon moom duñ delluwaat waaye ñu bees ñii nga xam dañu jóg taxaw bëgg seen réew ñooñu moom seen yoon leer na ndax wan nañ leen seen yéene sénégalais yi wan nañ ñu déjà yéene bi ci parrainage mooy jox nañ ñu caution morale
ne ñu dañoo bëgg ngeen dem yéene boobu nag le 31 juillet 2022 dañ koy eggale te 1er août ñu tàmbali liggéey bu neexee suñu borom. te abonné go ci sunu page bi mën ngaa bës foofu ñu bind s'abonné nga bësaale cloche boobu ngir ngay mën di am sunu yeneen i notification wala saa sunu dugalee beneen vidéo bu bees.